xol dafa sedd boo ñëwee Saly Vélingara da nga yaakaar ni yaa ngi Mbour ndax ambiance Kankourang bi nga xamante ni moo am fii waaye bala ñoo def dara rek damay bàyyi suñu papa mu daal di nuyoo daal di ñuy wax ambiance bi nga xamante ni moo am fii si biir Saly Vélingara. salaamaaleykum téléspectateur CTV asalaamaaleykum askanu Mbour ak li ko wax tey nag ñoo ngi fii si biir Saly Vélingara tey nag nee naa leen Kankourang li ci des bëreetul nee naa leen suba rek moo ci des muy dimanche mais tey ku ñëw Saly Vélingara da ngay naan tey moo nekk dimanche mais bala moo xuus si waxtaan bi rek damay daal di dalal ki nga xamante ni mooy suñu papa Pa Diaboula moom mu nekk koo xamante ni ràññee nañ ko lool ci wàllum Kankourang dama koy bàyyi nag mu daal di nuyu ñi nga xamante ni ñoom la bokk plateau nuyu waa Saly Vélingara ak ñoom lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waa CTV ñu ngi leen di remercier ci seen ñëw fi fekk ñu fii ci Saly Vélingara tout d'abord may présenté wu maa ngi tudd Pape Fodé Diaboula di membre du bureau sortant de la collectivité Mandeng et di membre du comité de suivi et de gestion bu Kouyamba. Si le temps me le permet bu ngeen bëggee aussi ma def leen un peu l'historique de Kouyamba parce que laaj na aussi ñu leeral l'historique de Kouyamba. Kouyamba lël la boo xamante ni moo mujjee judd ci lëlu Mbuur yi. Kouyang en Mandeng mooy lël baa mooy bu mag bi. Effectivement comme son nom l'indique boo ñëwee lëlu mag yi nga fay fekk. li indi Kouyamba nag may wax ne aussi maa ngi wax ci turu mag yi Kouyamba yi ak turu comité de suivi et de gestion bi ak turu Ousmane Seydi Dialma bi nga xamante ni mooy responsable lëlu Kouyamba te yebal leen fii ngeen ñëw ci pour ñu waxtaan daal échange ñu koy rafetlu bu baax aussi. Kouyamba li ko indi mooy dañu toog ci ay jamono Mbuur am ay yëngu-yëngu. Kankourang dafa nekk loo xamante ni c'est un peu compliqué dafa métti parce que soosey dañ koy organiser mais boo xoolee dafa bokk actuellement nii ci calendrier culturel bu Mbuur. Mbuur yëpp a ko bokk parce que bu jotee c'est un événement majeur boo xam ne ni waa diaspora beeg ñëpp dañ fi ñëw di teew nga xam ne sur le plan économique ça régénère vraiment des milliards et des milliards. loolu moo doon un peu l'historique bi ñuy defaale aussi du social parce que actuellement nii ñu ngi ko commencé en 2017 la ñu ubbi Kouyamba doon soulager aussi la population de Mbour mag ñi nga xam ne ak jigéen ñi nga xam ne dañu fi dugal seen doom pour ñu bañ fa yóbbu lekk parce que dafa xaw a sori c'est un peu distant de la ville léegi ni ñu ko doon ko gérer mooy dañu def presque genre colonie de vacances lay nekk foofu presque genre boobu laa la mën a parce que parents yi duñ fa indi lekk. Le comité de suivi et de gestion ñoo créé ay cuisine de proximité parents yi dañ lay laajte une petite somme une participation de symboliquement de 50 000 francs comité bi moo géré lekk gi añ bi reer bi ndekki bi ak tout ce qui s'ensuit loolu ñoo fa indi woon ñu ngi ci sant yàlla bu baax parce que 2017 jàll na 2018 jàll na 2019 bi aussi wax dëgg yàlla ci élan boobu lañ nekk ñu ngi ñaan yàlla aussi yàlla jàppale ñu ba li nekk suñu kanam ñu mën ca àgg ak jàmm. yéen nag mënuñu wax te duñu leen remercier waa Sen TV yi nga xam ne jël seeni ay éléments indi ñëw fii fekk ñu ci Saly Vélingara muy benn village boo xamante ni aussi village traditionnel la bu nekk ci périphérie yu Mbour ak la démographie avec la démographie dem na nag lépp ba léegi nekk presque dëkk biir Mbour ñu ngi leen di remercier ci loolu en attendant may xaar question yi pour mën ci dugg. papa bu ñu delloo ci ginnaaw dañu gis ni lëlu Dialma nekkul ni kon Dialma rek la yem mais bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu am na benn lël bu nekk Mestef am bu nekk Saly Vélingara loolu lan nga ñu ci mën a wax. bon du ma tudd sax du ma wax lëlu Dialma peut-être que c'est la personne morale boo xamante ni Mbuur yëpp Dialma la ñu xam. oto Dialma terrain Dialma koñi Dialma loolu yàlla moo ko jagleel. Donc lël bi ñu nekk lël bi moo tudd Kouyamba comme nu ma la ko expliquer mooy lël bu mag bi foofu ngay ñëw tey fekk fa ay kilifa mag soose ñoo xam ne ni ñëpp dañuy làkk soose fii nag du lël fii dañu ñëw may waa Selbe yi nga xam ne ñooy fréquenter Kouyamba ñu may leen une journée boo xamante ne ni ñoom it dëkk bi dëkk soose la quartier soose la pour ñu mën a vivre Kankourang bi comme ni ko seen yeneen morom yi di vivre loolu mooy solo wax ji daal loolu la. papa dañoo bëggoon a xam ne ndax tey samedi bi su ngeen jógee fii da ngeen di dem Mbour suba ci dimanche bi wala da ngeen koy enchaîner weekend bi fii nii Saly Vélingara. bon tey bu ñu fiy jógee nii ñu ngi fiy jógee à peu près xam naa ay booru 17h 18h yooyu dañuy delluwaat suñu base muy fan muy Kouyamba préparer Faniké bi Faniké nag boo ko déggee mooy veille nocturne lañ dañuy kasak ba bër set wecc bu bër setee ñu yóbbu njulli géej sang leen muur leen indi leen ñaanal leen Kankourang bi continue di circuler bu ngoonee ñu lakk mbaar mi
yóbbu njulli seen kër mag yi ñaan ndax ñu mën ko fekkee déwén ñëpp ñu mën ko fekkee ci jàmm ak salaam kenn bañ ci manqué loolu mooy solo su daal. fii ñuy ñëw aussi muy de quartier la boo xam ne ay mandeng ñoo fi nekk laaj na ñu nit ñu ñëw fii bëggal leen buñ fi paree nag daal di ñibbi pour préparer suñu veille nocturne muy faniké bi. daanaka kàddu yi ñoo ko déggandoo dañuy bàyyi suñu papa mu noppalu rek ñu daal di laaj ñi nga xamante ni ñoom lañ fekk ñoom tamit ñu sànni seen kàddu. ba tey rek ñoo ngi ci biir Saly Vélingara dégg nañ fi kàddu yi nga xamante ni suñu papa jot na ko fi yëkkati waaye dañuy jox kàddu gi ki nga xamante ni mooy Ismaïla Mandiang moom tamit mu am lu tuuti rek lu mu ñu ci wax. À l'instar de Bafodé Djaboula historique bi defe naa wax na ko bu pare ba mu féete boor Kouyamba historique am mooy dëkk bi dafa xatoon coow li bari ba ñu yegg si fii donc li am solo léegi mooy mbir mi taxaw na. Kouyamba mag ñi ñu ko cher ay taalibe ñu ñëw fekk si di doomu soose comme ñun ñu nekk ak ñun presque weeru lëmm ñoom itam am nañ droit ñu ñëw ñu déplacé wu dem bëggal leen ay salve lañ comme ñun secteur bi comme dafa bari ay doomu soose c'est normal ba ci man mi di wax yow ñëw nañ sama kër c'est normal mi ab Mandiang la doomu soose la moom jabu la donc vous comprenez que c'est normal ñoo bëggal ñooñu tamit li am solo mooy dans la ville de Mbour l'activité culturelle mandeng est devenue un phénomène qui appartient à Mbour. La gestion revient au mandeng particulièrement chez nous les vieux parce que bu déggee lal comme ni ko Bafo di waxee mag ñoo ko yore te ñun mag ñu soof yëpp pratiquement ñu ngi fële ci ñun donc bu ñu déplacé di dem di sargal taalibe yi ndongo yi parce que ñoom dañ doon nekk ak ñun presque un mois durant weekend bi war nañ dëggal certainement guddi gi aussi dinañ dem seet ñeneen alors bu loolu weesoo yéen it seen teewaay fii ça nous permet de vulgariser un tout petit peu la communauté les forces de la communauté mandeng de Mbour am ngeen ci wàll pour tas information bi positivement puisque ñun loolu rek moo ñu tax a jóg dëggal njaboot bi agrandir Mbour sur le plan culturel et touristique seen taxawaay yal na fi yàgg yal na leen yàlla jox doole yéen itam ba ngeen à l'instar de Sen TV ak TFM et cetera et cetera et cetera kaddu bi foofu laa ko yemale ko loo waaye xool seddati na ndax Kankourang bu leen neexoon ñu yemale ko Mbour mais yemale wuñ ko Mbour dañ ko indi ci dëkk bi décentraliser ko ba ku nekk mun see jot sa wàll sànq dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni suñu papa Fodé yëkkati na ko ci waaye dañuy daal dalal suñu kilifa gu mag gi rek moom mu daal di nuyu waa Saly Vélingara am ay kàddu yu ci sànni papa ñoo ngi lay nuyu. salaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku dëkkandoo yi maa ngi leen di sant ko gërëm ci bés bii dugg nañ ci bisimilahi rahmaani rahim génne ci alhamdulilahi rabbil alamin waaw mbokk Vélingara yëpp maa ngi leen di sant ko gërëm di santit mbokku Mbour ak li ko wër yëpp maa ngi leen di sant yàlla daal mën nañu ko fay jàppal nañu ko ba alhamdulilahi rabbil alamin daal lañ ñëpp daan di wax loolu daal laa moom daal lu ma ciy sànni di sànni walla it télévision bi nga xamante ne wax dëgg yàlla moo ñu mën a jottali wax ji defar ko ni mu rafete ñoom it maa ngi leen di sant ko gërëm alhamdulilah rabbil alamin loolu laa mën ci lu ma doon sànni. yaakaar naa ne jaratu ñu koy présenté nit ñëpp xam nañ ko askanu Sénégal askanu Mbour ñëpp xam nañ ko kii moom la ñuy wax Pa Dialma kàddu yi rafet na macha allah am na solo waaye dañuy jëlaat kàddu yi rek jox ko ki nga xamante ni mooy suñu papa Fodé moom mu wax li nga xamante ni mooy kàddu gu mujj. waaw Sen TV sama kàddu gu mujj mooy kàddu gu ngërëm la ak ñaan tout d'abord ñuy gërëm waa Saly Vélingara yi nga xam ne dañ leen fi fekk suñu mbokk làkkat ak yeeg olof yeeg tukulóor yeeg yëpp ñu ngi leen di remercier parce que ñëw nañ ñu yaatal nañ ñu ngi kaf ak ñoom di dem ak a dikk mel ni dañu dëkk ay at bare parce que fii ngeen ñu fekk nii tey suñu ay mbokk lañ ñoom ñoo ñu bàyyi ñu nekk fii defaral ñu lépp wax dëgg yàlla mënuñu leen a fay yéen it ñu ngi leen di ñaanal yàlla ba déwén incha allahu rabi yàlla nañ yàlla may fekkee tal ñu fekkee ko kenn bañ a manqué kenn bañ ci feebar ba ngeen ñëwaat fekk organe bu mag a mag a mag di remercier aussi suñu xale yi nga xam ne ñoo fi teg muy ñancoo yu Kouyamba yi ak yeneen selbe yi nga xam ne dañuy suñuy sympathisant la ñëw fii fekk suñu fi ñoom it ñu ngi leen di ñaanal
di leen remercier bu wër parce que ginnaaw bukki mbaar te comme nu ma la ko waxee xale yi toog ni tey ñuy ñancoo yu Kuyamba yi ay xale lañ yoo xam ne dañu sonn ci lël bi parce que tey lël bi bu amee benn réussite ñoom it dañ caa bokk ndax wax dëgg yàlla ñu ngi jël seen alal jël seen doole di ko ci def ñooñu vraiment mënuñu leen a bañ a ñàkk gërëm may mujj nag ci kii nga xamante ni tey mooy suñu kilifa ñu koy wax Ousmane Seydi Dialma wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal fan wu gudd ak wër ndax koo xamante ni dafa joxe boppam ci aada bi plus de juróom fukki at mu nekk ci di doomu soose di doomu wëyinka nekk ci biir affaire yi bañu ci dara lu nekk dégg mais teewul askan wi la gëm aada bi la gëm mu ciy reyante ba fi mu toll nii wax dëgg yàlla ku ñu war a ñaanal la fan wu gudd ak wër yàlla na ko yàlla may yàlla na ko toog ba gis ay sëtaatam yi ñu ko ciy jàppale loolu laa amoon lu may wax daal di ñaanal suñu kilifa yi nga xam ne aussi ñoom ñoo nekk ca lël ba muy suñu mag yi fa nekk di leen ñaanal ñoom it fan wu gudd ak wër parce que ñoo ñu encadré jox ñu fit ba lii ñuy mën a wax tey ñu mën ko wax yéen ñu ngi leen di remercier wax dëgg yàlla kontaan nañ trop ci yéen ma leen di gërëm di leen sant di leen naan wasalaam merci. nee naa leen xale bu loxoom setee mën na bokk ak mag ndab seen papa gërëm nañ leen sant nañ leen ndax seen loxo moo set mais yoon wi ngeen jël bu leen ko bàyyi donc damay daal di xaar tuuti rek jëmba dong bi génn ma ànd ak sama cameraman bi rek ñu xool ambiance bi nga xamante ni moo nekk fii si biir Saly Vélingara. ñun ñu juddu Kolda man ma dëkk Dakar moom mu nekk fii ak ñeneen te kii toppul ci man sax waa lu mu am lépp ginnaaw Kolda fii la ko amee fii la amee liggéey fii la amee jabar fii la amee kër waa léegi wax ma ban nga moo des ci ginnaaw lu mu amul am na rek kon moom bu demee ba waa Mbuur wóolu ko ba di am lu yu mel nii di ko denc loolu sant yàlla la loolu sant yàlla moo war sama teewaay bi kii dina suñu mbokk boo xam ne man xaw ma ko mais dama ko doon dëgg te moom saa bu ñëwee Dakar ma koy wax te saa bu ma wooyee dama koy ne suba dinaa ñëw moo war sama teewaay bi ma laajte ñu ne ma kii mooy Jalima donc kon man na ko Jalima xale bi dama fekke mu denc la boppam mais man tamit dama gën a dolli dencal bi nga nekkal ko fii ci lépp bu jógee comme ni ngeen ko doon defee rek nit sa dëkkandoo mooy sa lépp ndax Dakar jege na jewul waaye ñun nu ñu mënta gaaw waa Mbuur ñooñu la fii lañu leen di fekk kon doomu adama li nga ci am man daal lii laa ci mën a am li may wax nag sama wax na di ci mën a sore na ndax olof bi setul. ngërëm ak sant rek ak di leen nuyu sagal ngeen ñu yal na leen yàlla sagal waaye Bakary Mandiang mi ñu indi lii tey moo ñu sagal yal na ko yàlla sagal teral na gan ñi yal na ko yàlla teral ku baax la ku am yar la ku am teggin la xam na moromi yaayam xam na moromi papaam yi am na cër ci dëkk bi lool mbaani man ni ko mbaal konton na mbaal jay la mbe Babacar fenka jay lale Bakary Mandiang alamam ma bela jaari taala ntel be kontanta ñi radio fana alama sambala ñaata ala barka